salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi tataane xabaar yi ci gën a fës nag bokk na ci yokkuteb budget bu Sénégal ci xayma nag ci atum 2012 mi ngi toll ci 2452 milliards de francs CFA ci atum 2022 nag budget bi sax mu nga tolloon ci 5556,7 milliards de francs CFA bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne nag mooy ministre de la finance di Abdoulaye Daouda Diallo moom mi ngi xamle ni ki démb ci séance plénière sa assemblée nationale ne budget bi dina yokk di tolloog 6000 milliards de francs CFA ci atum 2023 gannaaw ministère des finances ñu wax ci ministre de la microfinance ak économie di Zahra Iyane Thiam ni ki démb nag da doon amal benn remise bu financement ci marché yu Ndakaaru ci financement yu njëkk yi nag def nañ ci lu ci tolloog benn milliard ni ki tey nag benn fan ci weeru juin 2022 ci la ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp musique bi nga xam ne mooy musique gu reggae nekk style musique boo xamante ni depuis 1960 ba léegi ñu ci bari dañ koy safoo génération ba génération xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyuwaat leen beneen yoon ci télévision bu mag bi Time for Africa TV comme ni leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi dañu koy doore ak koppar gi nga xam ne mooy budget bu Sénégal ci atum 2023 bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nga xam ne moom lañ jënk lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum finance di Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne dina toll ci 6000 milliards ci ka fàttali nag ci atum 2022 budget bu Sénégal mi ngi tolloon ci 5556,7 milliards de francs CFA ci atum 2012 nag mi ngi toll ci 2452 milliards de francs CFA loolu muy daal di dëggal nag yokkute budget bi nga xamante ni ci fukki at yi dañuy gis ne dafay gën di yokk bu ñu sukkandikoo nag ci ministre bi mu ne loolu dong nag li muy tekki rek mooy ambition yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall am na ko ngir gën a suqali réew bi di réewu Sénégal. gannaaw koppar yooyu ci budget bu Sénégal dañuy wax ci yeneen koppar yoo xam ne ki ko daal di jukki mooy ministre bi nga xam ne moom lañ daal di dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci microfinance ak économie sociale ak solidaire di Zahra Iyane Thiam nag moom nag nit ki démb dafa daal di amal benn remise de financement ci ay marché yi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Dakar daal di jukki enveloppe bu toll ci benn milliard bu francs CFA moom jot na sax moom jox lu ci tolloog 150 millions de francs CFA ñi nga xamante ni ñoo nekk foole ci département bu Pikine ñu daal di seetaan Zahra Iyane Thiam. Son Excellence Macky Sall, financière et sociale. Son Excellence président Macky Sall may na benn enveloppe initiale 1 milliard de francs CFA ngir importance bi le programme bi ñu accentué wu mooy ci accès femmes yi ci wàllum entrepreneuriat ngir xale yi rawatina jigéen ñi donte jamono ju métti ji ñu toll muy pandémie wu Covid-19 bi ak crise Ukraine bi. ñu wax ci programme national bourse de sécurité familiale ak couverture maladie universelle gouvernement bi def na ay effort ci lu jëm ngir dimbali nit ñi ci denrées alimentaires yi ci contexte crise mondiale bi ba tey ci secteur énergie yi nag rek la ñu éviter yokk prix denrées de première nécessité état wu Sénégal dégagé na subvention bu am solo bu toll ci 300 milliards subvention boobu mën na jàll ci 500 milliards bu situation bi changé wul positivement d'ici là ngir maintenir nag denrées de première consommation courante yi ci ay niveau yu mën a arranger ñëpp gouvernement bi dégagé na ndimbal bu toll ci 155 milliards compte tenu des subventions de douane pour un montant de 50 milliards. Des prix. L'État a dégagé une subvention exceptionnelle de 300 milliards. ni ki nag démb ci alxames ji ko la doon tàggatoo ak waa assemblée nationale maanaam fukkeelu législature ak ñett bi nga xamante ni mooy assemblée bu nationale Moustapha Niasse nag daal di joxe benn discours bu am
émotion. Moustapha Niasse moom tamit mi ngi daal di xamal effort yi nga xam ne def na ko ci fukki at yi ñu génn ci assemblée nationale moo tax mu daal di njukkal ñi nga xam ne ñoo nekk ay collègues am ci assemblée nationale wax tamit considération ak respect affection bi nga xam ne ñoom ñëpp daal di nañ koo seede ci kii di Moustapha Niasse ñu déglu Moustapha Niasse ak ay kàddu. maa ngi am mbégte bu baax di sant yàlla di gërëm député yëpp di gërëm assemblée nationale bi ñëpp di gërëm sama collègue yi nga xam ne bokkaan na ak ñoom fii muy Armirou Gningue ak Serigne Cheikh Mbacké ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di gërëm député yi ku jéeg yëpp ak liggéey bi nga xam ne nag def nañ ko fii nii ci assemblée nationale lenn rek moo ñu taxoon a jóg mooy suqali Sénégal ba nga xam ne danañu am assemblée bu mucc ayib comme ni ngeen ko xamee malgré ak leader bi ma nekk ak complicité bi nga xamante ni am naa ko ak ñenn ñu bari fii ci biir assemblée nationale terewul dama nekk nit boo xam ne dama exigeant ci liggéey loolu li ma ci jublu nag mooy lépp loo xam ne dañu koy def rek dañoo bëgg ñu def ko ba mu baax ak na mu gën a rafetee ndaxte assemblée bokk na ci institution yi gën a màgg ci réew mi li ne nag liggéey bi dafay continuer maa ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne àndoon nañ ko ngir assemblée bi gën a mucc ayib. kàddooy Moustapha Niasse ngeen doon déglu loo ne ni ki tey nag benn fan ci weeru juin ci àdduna wërngal këpp ci la ñuy màggal musique bi nga xam ne nag mooy reggae nag dafa am ñenn ñoo xam ne ci àddina bi mooy seen musique moom la ñuy safoo bu ñu bëggee daal di fexal seen xol daal di évadé wu boole musique la ñuy dund xeetu musique bi nag yàgg na fi lool depuis ay années 60 ba léegi am na ñoo xam ne moom la ñuy daal di musique surtout sax di ci dénoncer li nga xam ne dafay jëm ci lépp loo xam ne dafay andi xàjj ak seen ci wàllu couleur ñu déglu récit bi nga xamante ni Oumou Kalsoum Diallo moo ñu ko defal. judduma musique reggae et ci fépp ci àdduna bi la ñu koy féete tey di 1er juillet moom la ñu jagleel journée mondiale reggae ndax mooy anniversaire u création forme musicale bi. date bi di correspondre ci bis bi waykat bi di Tuts wayoon sonwam bu mag boobu di 12 Rigi ci atum 1968 wante du spécialiste yépp ñoo ci ànd ñi ci des ne jàpp ne émergence musique bile dafa yéex au cours des années 60 musique reggae affirmé wu na parallèlement ci ruxumtal mouvement résistance contre l'impérialisme te bu juddoo ci Kings ca Jamaïque ba léegi mu ngi wéy di conquérir àdduna wërgal képp jaare ko ci waykat bu mag boobu nga xam ne bàyyeekoo na fi di Bob Marley. musique bi di reggae mu ngi wéy di représenter état d'esprit bu sori bépp préjugé racial ak tamit bépp forme de vote ak violence. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ci boole récit nga xam ne mi ngi doon wax ci tey musique reggae ñu koy màggal ci àdduna wër nga këpp gannaaw loole dañuy wax ci gendarmerie dafa daal di jàpp lu ci tollook juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ne ñoom liñ leen doon tuumal daal mooy dañuy def di trafiquer ay migrants loolee tax mu daal di juróon foole ca Kafountine ñu ci bari daal di ñàkk seen bakkanam fale sax ci Mbour brigade de recherche bi daal ne jàpp foole ci ci talaata ji ñu génn benn trafiquant boo xamante ni tamit ci loolee la doon yëngatu lu ci tollook daanaka ay fukki candidat ñoom pare woon nañ sax pour daal di jël gaal gi ngir utali tugal ci àllarba ji jàpp alxames ji ñu génn waaye seen pexe mujjul daal di sotti. ci Joal nag benn taalibe moom lañ daal di lapp ay lapp yu metti ba mu daal di ñàkk ba kanam loole sax ki ko amal mooy ki nga xam ne mooy sëriñ daara bi nga xam ne moo ko doon jàngal taalibe bi nag mi ngi toll ci fukki at ak benn moom sax dafa daal di ñàkk ba kanam bañ di ko yóbbu ci hôpital bu Thiès gannaaw boo xam ne lu metti lii dund na ko ki nga xam ne nag mooy maître coranique bi mi ngi tudd Mouhamed Diop moo def jëf du nu mel moom mile nag gannaaw bu mu defee lii nag moom ñi nga xam ne ñooy gendarme
gendarmerie mujj nañ ko daal di teg loxo moom sax nangu na ne jëf jooje moo ko jëf moom mi leen nit ki démb sax ma nga ca parquet bu Mbour. xabaaru bitim réew yi dañu koy dooree ak Burkina Faso am laaj nag bu samp maanaam transition militaire bi nii ñaar fan la jëm ak ñoom ak ñaata at lañ gis ne lii dana war a mën a jeex loolee nag bokk na ci enjeu yi nga xam ne moom la doon waxtaanee ci sommet CEDEAO bi war a ñëw ci dimanche bii nii 3 juillet fële ci Accra bu ñu sukkandikoo nag ci régime militaire bi nga xamante ni moo nekk ci pouvoir bi transition bi dina dem lu ci tolloog ñetti at waaye nag kuréel gii di CEDEAO moom dafa gis ne calendrier bi ak niñ ko taxawalee dëppawul ak yoon du sax loo xam ne dafa raisonnable. Mali nag France dafa daal di officialiser nag jeexaayu force européenne fole ca Takuba lu nu mel nag ñu ci bari ñu ngi ko doon xaar ci waa Mali lu nu mel nag mujj nañ ko confirmer Paris sax daal di na annoncé ci àjjuma ji ne lu nu mel daal di na jeex ndax force Takuba yi nga xamante ñoo nekkoon foole ca Mali lu nu mel jeex na fi mu toll nii force spéciale européenne yi nga xam ne victime ci ay tension ak colonel yi nga xam ñoo nekkoon foole ci pouvoir bi ci Bamako bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nga xam ne moom lañ dénk armée bu France Florence Parly moom sax mi ngi daal di partagé fardeau bi nga xamante ni moom la ay militaire xam doon def ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum jihadiste foole ca Sahel ci fàttali sax ñaari coup d'état jot na am ci Mali ci août 2020 ak mai 2021 lu nu mel sax moo tax foole ca Mali mu am ay jiixi jaax maanaam diggante bi rattaxagul ci diggante France ak Mali loolee tax sax ñi nga xam ne ñooy force française yi nekkoon foole ca diwaanu Mali sax daal di départ foofu. Union européenne moom mi ngi daal di woo Ukraine mu gën a accéléré lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum réforme maanaam coppite ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum corruption bu ñuy sukkandikoo sax ci président commission européenne Ursula von der Leyen moom ci àjjuma ji sax la ko xam ne lu nu mel dañ ko war a amal ngir gën a assurer pays bi nga xam ne ci ay soutien yu toll ci 27 ci ay longue route yoo xamante ni ci adhésion UE madame von der Leyen moom dafa daal di ne coppite yi nga xam ne bu yàgg ba tey ñoom ñu ngi koy daal di mënee ngir ay institutions yu ñuy mettre en place ngir daal di créer ay machines anti-corruption impressionnante ci ab discours boo xam ne mi ngi ko doon amal ci benn vision conférence ci ay kanamu député ukrainienne lu nu mel nag mu daal di jàpp ne fi mu toll nii jamono ji institution yi bëgg nañ ko ngir mën a xeex lii nga xam ne dafa jëm lépp ci wàllum corruption. gannaaw bu ñu dajaloo ci ab réunion foole ca Cotonou membre yi nga xamante ni ñoo bokk ci Interpol dañ doon waxtaan ci benn coopération yi ci bokk na ko toll nañ ci téeméer ak juróom-ñett fukki réew ak juróom ñoom ñi leen nag dajaloo nañ fa lu ci tolloog ñetti fan ngir waxtaan ci ay sujet ay poñ yoo xam ne dafa jëm ci naka la ñuy def ba gën a ñongal sécurité bi xeex tamit lépp loo xam ne dafa jëm ci trafic de drogue blanchiment de capitaux cybercriminalité trafic d'armes ak terrorisme juróom benn poñ yi yëpp ñoom daal waxtaan nañ ci xool ba xam naka la ñuy def ba indi ci ay saafara doxee ko ci coopération ci àdduna bi yooyu yëpp nag ñu gis ne képp koo xam ne da nga nekk police ci àdduna bi rek war nga tee xar sa tànk tuba ya ngir indi ci ay saafara ñoom ñi ne nag seen assemblée bi ñuy waajal mi ngi war a am ca Luanda foole ca Angola ci atum 2025. xabaar yi tàggat yaram bi ñu koy doxee ak Coupe d'Afrique des Nations bu jigéen ñi 2020 ñoom ñi le sax jot nañu amal seen entraînement bu njëkk gannaaw bu ñu defee ay effort yu bare def trajectoire maanaam voyage ci Sénégal Cameroun ak Tunisie ñoom ñi leen nag dépensé nañ énergie bu bari ñi nga xam ne nag ñooy gaynde yu Mame Moussa Cissé ñoom ñi jot nañu egsi foole ca Maroc. CAF Awards ñoom sax dañoo daal di publier seen liste bu njëkk yi nga xam ne mooy nominé yi nga xam ne dañoo war a bokk ci CAF Awards 2022 ñu ngi ko nar a amal nag ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw
foole ca Rabat ci CAN féminin sénégalais bii nag nga xam ne mooy Sadio Mané moom moo nekk favori ci à sa propre section ci joueur bu l'année. Buteur international brésilien bi di Richarlison moom mi nag jot na quitté Everton daal di wutali Tottenham moom nag ci ñi ngi ko doon fay lu ci toll ci 70 millions d'euros ki nga xam ne nag mooy londonien bi moom nekk na bokk na ci attaquant yi gën a prisé ci championnat anglais. Cyclisme Tour de France 2022 ni ki tey nag lay tàmbale foole ca Copenhague en contre-la-montre Tadej Pogačar nag moom bokk na ci ñi gën a mag ci ñu joué Tour boole nag te duñu fàtte nag ki nga xam ne mooy Primož Roglič ak Jonas Vingegaard ñoom ñii tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy amal ay jongante yu am solo ci boole Tour. xabaar yi tàggat yaram yi sax mooy ndar képpe bi la jotaay di leen jox dig daje di ki ëllëg ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ni dafay wax ak ñun di wax ak yéen.